mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm seen premier numéro émission Parlons Girafe benn émission la boo xam te ni lenn moo ko tax a jóg mooy dàq ay ba mu jóg fi teg fi jàmm si kaw wax bu ànd ak dal wax boo xamante ni jàmm rek lay àndal yoonu jàmm soriwul dañ koy faral di wax waaye jamono ji nemmeeku leen ne ay wi dafa bëri lool mel ni sax yoonu ay moo di gën a jege lan moo waral loolu sunu coach international benn consultant la boo xamante ni dafa xelam dafa màcc si wàllum suuxat jàmm liggéey na at ay organisation yu mag moom dafa fas yéene ñëw weccoog ñun li mu am si xam-xam si wetam dina feggoog ki nga xamante ni moom mooy Fatou Sow Sarr moom mooy jiite caucus des femmes leaders maanaam benn kuréel bu fi nekk ngir gën a taxaw jigéen ñi ngir gën a gëmloo seen bopp jigéen ñi waaye taxul benn yoon nu fàtte seeni wargar ngir gën a suuxat jàmm si biir kër yi maa ngi njëkkee sama coach Moustapha Gueye coach maa lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Mouhamed di nuyu aussi téléspectateurs yi Sénégal yëpp ak ñi nga xam ne ñoom ñoo teew fii nekk suñu invité ci émission bi maa ngi nuyu également suñu marraine madame Fatou Sow Sarr bi nga xam ne moom moo accepté nekk marraine programme Parlons Girafe. waaw suñu marraine boobu sax laa ñëw marraine Fatou Sow Sarr ñu lay nuyu. jërëjëf Mouhamed maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi fi teew ak di nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan. ak di sargal seen télévision bi nga xam ni moo accepté jaarale suñu émission bi. maa ngi gërëm tamit public bu yànj bi nga xam ne dañoo ñëw teewee numéro bu njëkk Parlons Girafe ñu leen di ñaan ngeen tàccu seen bopp. jërë ngeen jëf léegi dañuy waxtaan maanaam booy wax ci mbir da ngay njëkkee ci li ko tax a jóg ak ñan noo ko taxawal Parlons Girafe groupe Girafe moo ko fi taxawal léegi ki fi teewal mooy sunu coach Moustapha Gueye coach mën nañ xam groupe Girafe lan moo ko tax a jóg sa dëgg-dëgg. waaw groupe Girafe benn genre entreprise la boo xam ne bii man ak ñeneen sumay xarit ñun ñoo ko sos li ko tax a jóg nag. moom moo nekkoon affaire formation ci leadership maanaam ci ni ñuy jiitee ak ci ni ngay nekkee ba loo bëgg loo dëgmal ci àddina ci sa dund nga jot ci donc formation dañuy former nit ñi di tàggat entreprise yi di tàggat ñi nga xam ne dañ leen fal di tàggat ñi nga xam ne ay fonctionnaires lañ pour que seen dund gën a yomb pour que seen àddina gën a neex bu ñu jubloo ci dara ñu jot ko. bon ci loolu tamit la ñu nag amee juróom-ñaari programme daanaka ci biir programme ci groupe Girafe juróom-ñaari programme yooyu noonu daf ci am benn boo xam ne bi moom lañ ci seppi boobu nag ñu dippee ko lépp looy moo xam ne diggante nit ak nit diggante jëkkër ak jabar fexe ba mu nekk programme boo xam ne bi dafay dalal tax nit ñi dal ci biir kër yi nit ñi dal ci mbedd mi nit ñi dal ci liggéeyukaay yi parce que xam nañ ne ci dal ak juboo ci la liggéey xej ci la développement xej donc loolu groupe Girafe en fait ci loolu lay yëngatu ba ñu dajee biñ ciy dox di ko xalaat ñu gis ne madame Fatou Sow Sarr moom àddinaam yëpp daf ko dimbalee daf ko dippee jigéen daf ko dippee koom-koomu jigéen mu daal di liggéey également ci naka la jigéen ak góor di def ba lëkkaloo mun a juboo mun a participer ci développement donc bi ñu ko seetle mu ràññeeku fii ci Sénégal loolu tax ñu tànn ko pour def ko waxtaan ak moom mu nekk marraine justement suñu programme bi ñu tuddee programme Parlons Girafe nga xam ne vraiment moom dafay daal di vulgariser méthodologie boobu ñuy wooyee communication non violente donc naka ngay waxee di ko jëfee ba sa waxin ak sa jëfin di jur jàmm donc di jur jàmm ci biir kër gi di jur jàmm ci biir liggéeyukaay bi. Fatou Sow Sarr moom noonu nga tudd si moom laa jëm madame Fatou Sow Sarr mën nañ xam lan moo la motiver ba nga dugg tey si programme Parlons Girafe ba nga xam te ne yow sax yaay marraine bi. waaw li ma ciy dugal bëri na te dinaa ko firi benn bi ki ko jiite li ko indi mooy Moustapha. tëbu rek ñëw wax ma kaay jiite programme Girafe ma nangu dafa di fekk daf ma doy ci kaw dañu liggéey mu doon sax sama professeur ci leadership ma xam ko ci système des Nations Unies ñu bokk ay mission donc ma gis ni muy liggéeyee gëm ko xam ne njëriñ mi ngi ci pour askan bi ñaareel bi thème bi mu jël pour indi jàmm ci biir dëkk bi
dëgg la man laboratoire bi may jiite laboratoire genre la tudd laboratoire femme genre ñaar ko seq mooy góor ak jigéen te dañu gëm ne àddina bi kenn mënul dem bàyyi sa morom bañ nañ ko ba laboratoire bu kenn du fa gëstu rek benn côté lépp lu ñu def ñaari fànn yëpp la ñuy xool. ñetteel ba man travailleur social la sama métier bu njëkk mooy assistante sociale kon problème bii ñuy wax ci ay jafe-jafe yu am ci biir société bi dafa di loo xam ne dama ci yàgg liggéey te toll nañ foo xam ne tey suñu ay gëstu comme sociologue wan nañu ni suñu société bi fi mu jëm en tout cas jëmul fu ñu gënal bu fekkee bàyyi nañ ko mu doxee nii ndax tension dafa bari ci dëkk bi dafa bari ci réew mi te réew mi dal la laaj jàmm la laaj bu fekkee dañu bëgg développer soqal réew mi fokk d'abord ñu commencer ci jàmm or tension yi bari na kër yi tas nañu boo xoolee nit ñi nekkatuñu benn mbedd mi ayoo yi bari nañ fi képp koo laal rek doone nit njoxar njaay rek mu jëkk yooxu sa kaw mais tension boobu am ci dëkk bi nag dafa am fu ñu ko toggee mooy ci biir famille bi loolu moo tax jéego bu njëkk li ma gën a neex nag ci programme bi moo di li mu jublu ci biir famille d'abord ñaara ko sax sos mooy ndey ak baay kon mooy couple bi couple boobu ni mu mel noonu la njaboot bi nar a meli ëllëg looloo tax mu am solo lool ñu commencé ci ñaar ñooñ nga xam ni àddina li ko sos Aadama la ak Awa daanaka couple bi li mu tekki mooy Aadama ak Awa kon borom kër gi ci biir kër gi ak soxnaam bi ci biir kër gi fokk ñu jéem wax ak ñoom fokk ñu jéem leen gàggantiwaat parce que jafe-jafe àddina rek moo tax nit ñi mel nii ndax nit ñi meluñu woon nii parce que ku nekk boo seetloo sa gannaaw say waajur say maam amoon na yeneen comportement yu ñu amoon lan moo jur tey ndeyu société bi dem ba àgg fi mu àgg comme du woon lu fi dëkk comme du woon lu fi sax ça veut dire que mën nañ ko changer lépp loo gis comportement boo gis rek nee ñu la da nga ko c'est un acquis du loo xam da nga ko judduwaale kon à partir de ce moment comme am na ay xam-xam yu wër yoo xam ne Moustapha dina si dellu si wan ñu lu tax ñu bari xadar wan ñu lu tax dalatuñu léegi suñ ko jàngalee nit ñi rek li ñuy wax fagaru moo gën faju léegi li ñuy wax prévention suñu commencé yee nit ñi rek parce que Sénégal képp koo gis rek bëgg na baax ndax koo gis fu baax la jóge te koo gis bëgg na baax koo gis Sénégal dama naa da ngay bëgg nekk Garmi baa nga nekk Samba Linguère kon su fekkee am na yenn melokaan rek jafe-jafe àddina moo ko indi ak xëy na ni kër yi tëdd tey mais ak nu kër yi xat-xat xat moom xol mooy xat rek kër du xat mukk kon su fekkee ni liggéey nañ ko ba soppali jukko yi ba dugal ci bopp nit ñi leneen surtout tamit comme li mu wax science daf ñuy won lu tax nit di réagir de manière violente loolu boo ko xamee mën ko gàttandu ko moo tax ma gëm ni Parlons Girafe bi war na ñun ñëpp ñu bay suñu tànk tubéy takk suñu lafu sër ndax buñ ko defee defaluñ ko suñu bopp dañ ko defal suñu njaboot dañ koy defal ëllëgu Sénégal or réew mi am na jaar-jaar yoo xam ne ci taaru boo xam ne am na ko am boo xam ni jaaduwul mu yàqu ci suñu loxo donc sens de responsabilité boobu moo ñu dugal ci bi Moustapha ñëwee wax ñu ko ma ne ko man de lépp lu ma ci mën dinaa ko def luñ ci mën wax daañ ko wax luñ ci mën dox daañ ko dox luñ ci mën wax ak nit ñi daañu wax ak nit ñi léegi nag ma solaat rek sama boobu travailleur social pour gën a mën am ci ay jéego buñ ci waree def ay gëstu tamit yu ñu gën a mën a yee gën ñu teg ci yoon loolu yëpp ñun pare nañ tey pour def ko kon nag wax ji mbir maa ngoog daal yaakaar naa ne ñun ñëpp la soxal liñ fiy wax ak di ko def su duggee ci bopp ñëpp ñu xam ne jàmm rek moo ñu tax a jóg te bu ci ku nekk bàyyee sa waar comme ñun niñ koy defee ku nekk la nga mën ak fa nga mën nga def ko yaakaar ni dëkk bi dana dellu ci waat ci dal te dal bu amee rek naataange am. jëf soxna Fatou Sow Sarr damay delluwaat ci Moustapha Gueye suñu coach seetlu nañ ne comme ni ko soxna ci waxee dafa bëri tension léegi ci dëkk bi lan moo waral ñu arrivé stade bi ñu toll jamono ji. waaw xam nga nit moom déjà programme bi science la science dafa am benn xeetu science bu ñuy woowee ontologie mooy nekkinu nit léegi dañuy wax ne nit dafa nekk ci ñetti dimension ñetti fànn nit déjà yëg-yëg la
nit dafa am yëg-yëg ku amul yëg-yëg nekkoo nit mais nit bu amee yëg-yëg après dafay am lu mu wax day wax donc nit it wax la yëg-yëg la wax la mais nit it jëf la da ngay yëg wax jëf donc yëg-yëg yooyu ngay njëkk a yëg nag moom mooy say émotion mais émotion ci yuur lay jóge donc dinaa leen ko wan léegi ci kanam donc nit ci ñetti dimension yooyu noonu la dundam di nekk donc lépp lu munti xew ci àddina bi rek mu jege la rek da ngay yëg wax jëf. Parlons Girafe dafa am benn nu ko mën a waxee loo xam te ne daf koo moomal boppam par rapport ak yeneen émission yi mooy day dugg ba si biir kër yi dugg ba si biir car rapide yi wan nit ñi li ñuy dund di ko jaarale si mbirum li ñu mën a woowee si tubaab ay cas pratique wala ay sketch. am na benn sketch boo xam te ne nii defar leen ko duma si sori dama leen di bàyyi rek ngeen seetaan ko après bu ñu ñëwee coach déchiffré ko at sunu marraine madame Fatou Sow Sarr. coach seetaan nañ léegi Amdy Mignon at soxnaam Ami Collé si biir kër gi dañoo bëggoon rek nga dellusiwaat si lii xew seen biir kër ñoom. waaw scène bi ñu seetaan léegi nii scène bu banal la presque ci biir kër yi waaw parce que gis nañ ne jabar bi moom mu ngi toog di xaar Ami Collé mu ngi toog di xaar jëkkër ji guddee mu ñëw am na lu mu ko bëgg a wax mais xamul xëy na nu mu ko koy waxee mu tëb yuuxu ko Amdy it daal di réagir bi mu réagir gis ngeen li muy jur xam naa ne la cay tegu ñaare kurpeñ la walla tongo te pourtant bi ñuy sëy nekk ci biir kër gi juboo moo leen fa andi woon xam nga donc ñun programme Parlons Girafe bi dina dem ba laal mais ñu xalaataat lan moo ñuy dugal ci sëy parce que xam naa ne marraine dina ci wax tuuti seetlu nañ ne divorce yi dañu bari trop da ngay gis ay xale yoo xam ni dañu dem ba sëy mais juróom benn weer at sëy ba tas ñenn ñi dem nañ ba daal di am doom mais sëy ba tas te la koy tas ñoom sëyuñu woon pour di tas amul kenn koo xam ne da ngay sëy pour mu tas donc su tas amee xuloo am tongoo am ci biir sëy bi cela veut dire que am na ku góor ki walla ku jigéen ki lenn ci loo xam ne mu ngi ko doon def xëy na sax mu koy def ba seetlootul ne mu ngi koy def finalement mu daal di jur féewaloo mu daal di jur tas donc suñu interprétation donc ci programme bi dañuy jàngalaat nit ñi naka la ñuy mën a def ba interpréter d'une manière différente buy tax juboo di am mooy loolu xam nga girafe mooy animal bi nga xam ne amul ennemi naturel dans la brousse waaw girafe du xuloo kenn moom ñëpp la jubool donc li tax Parlons Girafe nag mooy dañuy jàng naka ni ñuy làkkee làkk bu bees bu ñuy tuddee girafe waaw boo xam ne sax dinañ mën a wax yow nga ne sa jëkkër sa jabar kaay ma girafe la walla sa jëkkër mu ne la kaay ma girafe la mais mu nekk benn langue bu bees làkk bu bees boo xam ne bii da ngeen koy def pour tabax harmonie pour tabax juboo pour que dog bañ leen a bett ba ngeen am résultat boo xam ne bii buggu leen ko woon waaw mais loolu yëpp nag ci ni cerveau di doxee la ci ni yuur bi di doxee parce que ñun suñu cerveau dafa am benn ñaari centre benn centre boo xam ne bii moom mooy centre des émotions moom mooy yëg lu xew rek moo koy yëg ak beneen centre bi nga xam ne bii moom mooy xalaat moom mooy jël action donc ñoom ñaari centre yooyu dañuy faral di nekk en équilibre
ba nga xam ne tout le temps lu xew da ngay am ay action ak ay comportement yoo xam ne dañu approprié mais ay day arrivé nag ba centre émotionnel bi daal di dominer centre bi xalaat su boobaa da ngay réactif gis nga Ami Collé fi mu nekk nii mu ngi toogoon di xaar moom dafa mel ni dafa tàggalikoo ak sagoom parce que yuuxu du yëfi nit parce que nit bu normalé di waxtaan ci waxtaan bu normal doo ko dégg muy yuuxu wala gëddaate du yëfi nit ku normal bu fekkee ne yow sa cër yi ak sa cerveau yi ñu ngi fonctionner ni ñu war a fonctionner normalement doo gëdd kenn mu ngi mel ni xeelu du yëfi nit ku normal boo ko defee rek am na lu la ko defloo te teyoo ko ci patu waaw yooyu yëpp am na nu muy jógee te ci ñun la bokk suñu yuur moom mooy fonctionner noonu en fonction de certaines situations mu tax ñuy def li ñuy def ñaare nag li ñuy def du jur résultat bi ñu bëggoon waaw après ci kanam dinañu expliquer naka la Ami Collé mënoon a waxtaanee ak Amdy foofu ak pour que Amdy réagir d'une certaine manière bu mun a Ami Collé ndax Ami Collé am li mu bëgg mu am Amdy def li mu bëgg waaw parce que communication non violente bi nga xam ne moom la ñuy ñëw di ko waxtaanee di ko jàngale ci biir programme bi dafay tax yow boo gisee loo bëgg nga waxee ko d'une certaine manière ba nga am la nga bëgg. waaw coach sànq dafa am loo wax da nga ne yuur yëpp noo bokk ni nu mel waaye kon la moo tax bu benn situation amee ni si soxna si nii di réagir du bokk beneen soxna du mu si réagir donte na ñoom ñaar noo bokk seen yuur yi nu mu kiiwee kon différence bi fan lay amee. waaw différence bi mu ngi am ci ni ñuy li ngay tàggat sa bopp waaw loolu dañ ciy tàggatu te justement programme Parlons Girafe bii nii dafay ñëw pour tàggat nit ñi tàggat jigéen ñi tàggat góor ñi. di leen woon ay situation précise yoo xam ne situation bi dafa am nga réagir nii mais boo tàggatoo dootoo réagir noonu ah waaw parce que justement loolooy Parlons Girafe y a 4 temps bon technologie bi ñu tuddee ko communication non violente mais ñun dañ koy wooye Parlons Girafe fii par exemple bi am di ñëwee bu ko Ami Collé na woon ci dal rek ne woon sëriñ bi man de seetlu naa ne ñaari fan a ngi nii da ngay guddee wala balaa ngay yegg si 9h jot xam nga loolu bu ko waxee noonu tiiñalu ko daf ko wax rek li mu seetlu li mu observé te loolu moo am ñaari fan yi passé yépp balaa ngay yegg si ci kër gi 9h jot loolu mun nañ ko vérifier mais waxu ko ne yow doxkat bi taxawaalukat bi xam nga waxu ko loolu après mu ne ko soo defee loolu man damay wéet xam nga wéetaay sentiment la yëg-yëg la Ami Collé mun na ko ne man soo defee loolu damay wéet xam nga ci façon yu waxin boobu ba tey tiiñalu ko accusé wu ko dara après mu dolli ko ne ko dama bëgg man benn fan ci semaine bi nga ñëw nga reer ak ñun ak xale yi te nga bañ a guddee Ami Collé foofa wax na li mu bëgg après mu yàggali ne ko est-ce que mun naa la ñaan balaa boo naratee guddee ci kër gi nga woo ma téléphone wax ma ci li nga ne donc mu mel ni ñeenti temps la communication boobu dañ koy def ci ñeenti temps nga ne da ngay wax li nga gis li nga observé doo tiiñal kenn doo ko accuser boo waxee li nga observé ba pare nga wax yow li ngay yëg sa sentiment parce que sa sentiment yow yaa ko moom nga wax ko soo paree ci sa sentiment nga wax yow sa soxla après boo paree nag ngay doog a laaj li nga bëgg ci moom mu defal la ko góor ki mun na ko utiliser comme jigéen gi mun na ko utiliser mais difficulté bi ñuy am ñaare ñun kenn ci ñun du wax li nga bëgg doo wax li nga bëgg doo wax li ngay yëg da ngay foog ne sa Ami Collé li mu def moom dafa daal di ñëw rek accuser jëkkër ji dafa daal di ñëw accuser ko déggoo mu ne ko yow doxkat bi nga doon wëraalu rek nga fi nekke mais góor fi wax ne wëraalu rek nga fi nekke mooy la mu daal di la tontu c'est ça en fait communication non violente ak làkk girafe daf lay permettre nga wax de manière apaisée wax li nga bëggu sans nga accuser te am pour nga mun a am li nga bëgg.
jërëjëf coach kon yow dañuy delluwaat si madame Fatou Sow Sarr la moo tax kër yi comme ni ko coach waxee léegi gars yi giraafanteetuñu. waaw xam nga boo seetloo léegi damay wax comme sociologue mais balaa loolu foog ma jaajëfal Moustapha ndax Moustapha lii mu def koo gëm dem di ko jàngi man daan naa ko Moustapha man de aw ma xaalis bi ngay def si jàng bi demal boo jàngee ba pare rek nga ñëw man tam sédd ma parce que koo xam ne chaque année nga jël $20,000 dem fay pour dem jàngi parce que Moustapha médecin la mais day dem di jàngiwaat man nag aw ma $20,000 bu ma doon fayee pour dem jàngi bu jëkkee ma ne que boo jàngee ba pare nga ñëw laayo mi biir tuuti ci li ma xam moo tax mu nekk sama professeur. mais bu ñu mënee wax ci wàllu sociologie déjà rien que observation kër gi kenn nekku fi am di ak jabaram lañ gis loolu dafa méngoog lii réalité aujourd'hui mooy mutation sociologique yi am mooy kër yi léegi de plus en plus couple bi dafay wéet xam nga bu njëkk ba li ñuy wax ni ñu la socialiser mooy ni ñu la tàggate loolu lañ boo xam ne environnement bi mënuñu woon sax may ñuy def yenn violence yi parce que bu fekkee ni ñëw nga fas yéene xam ne am na ñoo bàyyi sa kër ga say waajur ak leneen am di boobu du sañ guddee te du yëgle parce que li ko indi mooy yëglewul xëy na Ami Collé su xam na fi li mu nekk du ko def donc environnement bi changé na léegi amatuloo parce que sa jabar yow yaay kilifaam ci ni ko suñu société bi tërale kon tu n'as pas de compte à lui rendre loolu lañ la jàngal mais bu fa say waajur nekkoon wala ay waajuram nekk fa di nga am loo rus wala loo yaras mais léegi gisutuloo koo rus moom rek nga nekkal te yow rapport de domination nga am ak moom da nga ko teg ni ko rek man maay kilifaam kon lu ma neex def or société même kilifa loolu la nit ñi comprendre lu bare gis nga responsabilité dafa di lu metti loolu la nit ñi pouvoir ak responsabilité du benn man maa yor pouvoir lu ma neex def ak man maa yor responsabilité parce que responsabilité dafa di lu diis su borom kër gu nekk xamee ni yow da nga am responsabilité moo di yow kat sa soxna si nga fa bàyyi su la gisulee xëy na xelam dana ñaaw si angoisse lay nekk njàqare mën na am sax ni Ami Collé réagir ma nga doon tiit xamul fu jëkkëram nekk amul mën na sax nekk du doon fiiraange mais xëy na tiit na accidenté na wala dara dal la ko léegi bi mu ko accès li muy jëkk def mooy mu angale ko te waru ko woon def kon léegi société bi moo changé Parlons Girafe dafay accompagner société bi dans la modernité parce que nekk fi rek naan maam daawul def lii kër yi daawuñu woon def lale béy wéy na mbuus loolu dëgg la mais comme société bi soppeeku na nañ ànd jàngal nit ñi lu àndoog lu méngoog jamono bii ñu dëkk nekk tey parce que ba fi maam nekkee ba fi yaay doon nekk environnement bi beneen la woon règle de jeu yi c'était clair pour tout le monde ku nekk yaa ngi koy def bu njëkk bu timisee sax nga fatu parce que dañ lay wax bu timisee seetal sa njaboot nga dajale leen kon léegi nit ñi xamatuñu timis xamatuñu takkusaan donc amoon na règle de jeu yoo xam dafa daan tere nit ki génn xanaa lu am soxla tax moo lay tax a génn léegi wutum dépense moo lay xëy na tax a génn mën naa am di dafa amul lu mu joxe suba moo taxoon mu nekk ci àll bi ba heure boobu lépp kenn xamu ci dara alors donc Parlons Girafe tey bu ñu indilee ku nekk nga gàttandu loolu dina wàññi dina gën dalal kër yi loolu moo tax ñun ñu am gëm-gëm ci programme bi ba pare nag day wuute rek wax parce que du wax kese parce que démonstration la boo xam ni ci xam-xam lañ ko teg loo xam ni science moo ko wane. jërëjëf sànq da nga tudd société am na tam ay membres société bi yu fi nekk mooy suñu public bu yanj bi xanaa kay dañ siy jébal kàddu gi ñu enn si ñoom rek comme ça ñoom tamit ñu jébal seen ay laaj suñu ñaari borom xam-xam yi toog ci plateau bi. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp li nga xam ne nag moom lañ fi fekkee tey muy chance bu rëy ndax émission bii ñuy wax Parlons Girafe di wax ci mbirum jàmm gi nga xam ne dafa war a tàmbali ci biir kër yi def naa ñun ñii la soxal ndax ñun ñu fi toog nii daanaka ay personnel de santé lañu maanaam plus précisément ay sage-femme lañu donc ñuy nekk ay ñi ñoo xam ne saa su ne dañuy gis ay mbooloo yi ñuy gën a gis nag mooy jigéen ñi li ci ëpp ñun ñooy ñëw ci structure de santé yi di fa fekk mais boo xoolee ñun daanaka sax suñu liggéey dootuñu ko mën def lu tax ndax da ngay gis koo xam ne da nga koy faj day dem ba ci biir xanaa day ñëw rek wax la néegam maanaam da nga koy faj mais day dem ba am ci yow confiance bu rëy ba léegi-léegi li muy dundee da koy ñëw di la ko wax ci wax googu nag ñun dañuy dem ba dañuy nekk assistante sociale
maanaam dañuy faj ba si yàgg rek ñu jël sunu blouse teg fële daal di sol manteau assistante sociale di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom pour mën leen delloo si ndax da ngay gis ñoo xam ne sax man précisément am naa benn cas boo xam ne sëyam dafa amoon problème ci sëyam mais mën naa wax sama bureau c'est la sëy ba nekkaat ci jàmm ci dajale leen di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ba bañ ma dafa mujjee boolewaat leen ba ku ndaw si jógee foofu kër yaayam dem ñibbi ji ci néegu sëyam kon émission bi tey bi ñu ko fekkee tey wax dëgg yàlla ñu koy rafetlu ñu bëggoon nag poser question maanaam est-ce que mën ngeen am à peu près ci tàmbale émission bi ñaata cas par exemple de divorce yoo xam ne xëy na mën nañu ko wax fii parce que émission bi tey am na solo goo xam ne parce que li kii cas de divorce bari na bari koo xam ne war nañ ko mën a wax fii comme ça ñi nga xam ne dañuy nekk ci jafe-jafe boobu ñu mun di suivre émission bi ba pare émission bi ñu koy teg nag ci chaîne yu bëri ñëpp xam ko di ko mën a di suivre comme ni ñuy suivre série yi parce que série yi ñaa ngi koy seetaan naam di ci wax waaye dafa yaakaar naa émission bi ñëw na à son heure donc maa ngi yemale fii wax ji am bàyyi ñeneen ñi aussi wax seen xalaat. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di rafetlu émission bi parce que c'est une émission vraiment intéressante man nag li ma jaaxal mooy ñun góor ñi dañuy yendu ci àll bi yendoo liggéey sonn di xalaat njaboot gi lu ñu war a indi ci kër gi te souvent da ngay gis ni boo guddee rek soxna yi dañ lay teg pression comme prétexte sous prétexte que ni dañoo fiir te góor tey am na yaakaar naa ñu ci bëri am na leneen luñ tal lu dul loolu parce que tey gis naa ñoo xam ne tey bu ñu wàccee duñu sax sawar a yegg seen kër da ngay gis góor bu wàcc di errer ci mbedd bi rien que rek pour mën a guddee ba ñuy teel a yegg këram parce que bu yeggee façon problème bu ne dinañ ko évoquer donc yéen nag damay laaj par rapport ak seen programme ban sensibilisation ngeen def pour jigéen ñi pour que ñu gën a mën a am compréhension par rapport ak seen jëkkër. Je vous remercie. léegi dañuy tontu laaj yi am na kii njëkk laaj moom dafa àddu jëm ci wàllum lim maanaam divorce yi nga xam te ni sëy yi nga xam dañuy tas bëggoon na xam lim bi léegi dañuy bàyyi suñu sociologue Fatou Sow Sarr moom wax nu lim bi. lim sëy yi tas wax lim bi dina jafe torop ndaxte du sëy yëpp ay dem tribunal li ma xam ci gëstu moo di Kador Boy nekkoon na doyen fac de droit mos na ci def gëstu. wan ne ni presque 2/3 sëy yi tas yi duñu dem tribunal gëstu bi ci mujj ku ñuy wax Fat Bintou Dial moo nekk IFAN def na ko moom mu def ko dans la banlieue de Dakar moom li mu estimé mooy 30% yi sëy boo gis ñetti sëy yoo gis benn ba dafay tas mais laaj na nag ñu lu tax aussi boo seetee données yi nga xam ne direction statistique ñoo koy joxe ANSD recensement bi moom taux de divorce bi dafa sax faible far mais li tax mu faible ñoom seetuñu dañu xool jour bi ñuy jaar kan moo divorcé or Sénégal boo tasee da ngay sëyaat te góor gi nga xam ne divorcé na même tant que mi ngi ak benn jabar kenn du ko considéré comme divorcé ki nga xam ne nekkul ci benn buumu sëy la ñuy wax ni nekkuñu ci divorce or Sénégal ku tas rek da ngay sëyaat mais li ñuy xayma ba xayma bu ñu ko wekkoo ci étude Fat Bintou Dial bi au moins 30% de taux de divorce loolu am na te man gëm naa ni ëpp na ko parce que remariage yi ñoo bariwaat ci biir te buñ ci deful nànk dana gën a continuer parce que xale yi léegi mënatuñu muñ biñ naan bu njëkk ba dañu lay wax sëy da ngay dem sa bàmmeel nga moo lay tàggale ak sa borom kër or léegi muñ boobu amatul métit yi nit ñi mënatuñ ko supporter xale yu góor yi aussi comme li muy waxe tàggatuñ leen aussi si muñal seeni soxna xam nga bu njëkk ba dañu daan wax jigéen amul xel xam nga loolu man gëmuma ko mais dafa doon permettre ku góor ki ñu dugal ci boppam benn idéologie boo xam dana fa toog pour muñal soxnaam soxna si tamit ñu wax ko noo xamee jigéen daal góor xaleel la rek dañ koy nax kon xam nga góor du xaleel moo la ëpp xel mais ñu ni ko góor xaleel la dañ koy nax donc mu def ci noonu loolu c'était des façons bu suñu société indi woon nga xam ne y avait un équilibre jigéen amul xel bu ko defee góor gi kont kii ci loolu ne kii damaa ko wartane góor gi xaleel la yow it nga jëm def loo def ko comme xaleel comme bébé di ko nax donc voilà ay manières yu ñu utiliser woon loolu moo tax ma ni Parlons Girard dafay ñëw nag teg ko ci jamono seet ni jamono bi mel tey mu dem indi un nouveau langage yeneen code yoo xam ne su si nit ñi jaaree dana gën mën indi stabilité. ñaareelu laaj bi dafa jëm ci wàllum sensibilisation ndaxte waa ji neer moom dafa seetlu ne jigéen dañoo fiir
Parlons Girafe yan action lay teg jëmale ko si gën a sensibiliser jigéen ñi si wàllu boobu. waaw question yom boobu nag la programme bi di commencer dëgg ci yeneen émission yi ci la jàngale bi di commencer parce que même loolu mu wax fiir interprétation la donc programme Parlons Girafe dafay daal di ñëw wax ni ñuy waxe li ngay wooyee fiir lu mu doon fii jabar ji daf ko ne rek da ngay taxawaalu rek nga fi nekke mu interpréter ne dafa fiir tu vois programme bi daf ñuy wonaat beneen façon boo xam ne mun nañ ko xoolee mun nañ ko gisee dafay interroger suñu gis-gis yi suñu perception yi bu dara xewee lan ngay wax ne loolu la tu as vu parce que li ngay interpréter moom ngay jël action xam nga boo ñëwee sa jabar ne la ah yow mi boobu ba tey maa ngi lay xaar da nga guddee nga ne sonal ma rek la fi nekkee kii daf may fatt su fekkee noonu nga gisee mais doo bugg a dem ca kër ga parce que kenn bëggul dem fu ñuy fataate mais mënoon nga gisee neneen mooy nga ne ah kii wóor na ma ne daf ma bëgg xam naa dafa am lu mu préparé woon lu neex di ma ko dencal donc sur le même fait benn fait bu xew mun nga am ñaari interprétation soo interprété nii defe nii soo interprété na le defe na le justement programme Parlons Girafe dafay jàngalaat góor ñi ak jigéen ñi en fonction de lii xew ñu mun a maîtriser seen ay émotions seen ay yëg-yëg am interprétation yu différentes yoo xam ni li muy jur mooy jàmm mooy harmonie moom mooy paix parce que ci loolu la sëy xej ci loolu la yarum xale yi xej ci loolu la liggéey xej ci loolu la développement également xej donc vraiment programme bi du programme encore une fois programme mu jàng la njàng mu bees moo xam ni mii dañ ko daan def ci séminaire yi mais nag léegi ñun ñoo décidé génne ko ci séminaire yi def ko en public pour que Sénégalais yëpp mun cee profité buñ ko seetaanee ci télé bi participer ak ñun mun ñu poser question ñu jàngaat ñun ñëpp ni ñuy gisee ni ñuy xalaate ni ñuy interpréter ni ñuy waxe ni ñuy jëfe pour que résultat yi ñuy ami mu nekk résultat yi nga xam ni moom la ñu bugg ci suñu dund ak ci suñu dëkk. ok sànq da nga wax interprétation positive léegi ñu xool bi ko Ami Collé defee ban résultat la si am biir këram ñu seetaan. waaw je crois que moom ci boppam dal na préparé wu na pour dal wax na aussi dégg ko wax na aussi ay observation yam wax na sentiment yam wax na li mu bëgg et puis ñaan na aussi pour jëkkër ji def li mu bëgg te gis nga ci fin bi jëkkër ji nee na ko waaw donc finalement communication non violente en fait c'est une communication d'apaisement de création de l'harmonie pour jàmm waaw parce que en fait ñun ñëpp loolu la ñu bëgg ay su amee rek xuloo am violence am tey ñu ko en fait parce que nit ñi c'est des ay nit ay êtres humains fondamentalement empathiques la yoo xam ni dañu bëgg compassion dañu bëgg nekk ci jàmm donc ay dafa war a exceptionnel n'est-ce pas ci suñu dund ak ci suñu ay relations donc vraiment programme Parlons Girafe bi dafay bari nag ay émission weer bu jot dinañ am benn émission donc émission bi di ñëw dafay nekk émission boo xam ne dañuy gën a farañ-fàccee li nga xam ne moom moo xew fii ci yëg-yëg ak ci façon yi waxin ci ay sentiment façon yi waxin boo xam ne bi buñ ko waxee jàmm dina gën a dal. ok léegi dañuy bàyyi rek sunu marraine Fatou Sow Sarr moom mu joxe son mot de la fin. waaw xam nga dañu wax ne wax ju neex sarax la
dellooti nit kanam kaso la koo si tëj mu xam ko Ami Collé bi ñu dellusee gis nañ ni dafa wàcc dal ànd ak yar ànd ak dal donc su fekkee ni attitude yooyu parce que du yem rek ci wax ci ay kàddu mais ci ay attitude aussi il faut que nit ñuy waxee ñu soppi ko ni ñuy jokkalanteeg ñeneen ñi tamit ñu soppi ko je pense que bu fekkee ni émission bu jot am na as tuuti rek lu si nit ñi jël bu yàggee buñ ko toppee rek surtout li média li mu mën ci société bi ci man li may ñaan moo di les médias vont façonner les consciences de demain kon léegi il faut que ñun ñëpp ñu bàyyi ci suñu wàll pour que médias yi ñu nekkal mën a fexe ba di indi des émissions très positives bari na émission yu baax yu am mais ñu yokk émission yi ba tax daal nit ñi di ci roy pour mën a soppi société bi. jërëjëf Fatou Sow Sarr jërëjëf coach ñu leen di gërëm yéen ñi doon seetaan si la chaîne sénégalaise ak yéen tam public yanj bi nga xam te ni yéen a ñëw teewee numéro bu njëkk Parlons Girafe ñu leen di gërëm di leen jox dig daje fiat ay fan yu néew ngir beneen numéro Parlons Girafe jërë ngeen jëf.